Traffic Hour, coming to you live from the Gambia Police Force Press. I am your host, Sergeant Ibrahim Sow, and today we have our honorable guest from the Mobile Traffic Unit, SI Mahmoud Bojang and Corporal Khalifa Sanyang. And today our topic of discussion will be traffic signs and signals. And of course, understanding these signs and signals is very important for ensuring road safety for everyone. Gentlemen, welcome to the show. Thank you. Thank you very much. Well, S.I. Bojang, it's good to have you again in the studio. Thank you. Equally, Khalifa. Thank you. Well, as we always do it, the first question will go to S.I. Bojang. And before we move into the local language, I think we'll dwell more into local language. Okay. But then let's do this quickly in English. S.I. Bojang, can you please tell us what are traffic signs and why are they important? Traffic signs are signs placed along the roads to give information to the drivers and other road users. And they are important because the information that they are giving to the drivers and the other road users. Because traffic signs give command and orders to drivers for what to do and what not to do when on the highway. Yeah. Okay, Khalifa, can you explain the different types of these traffic signs that we have? Yes, we have about 3 different types of traffic signs. You have the warning signs, and then you have the regulatory signs, and then you have the it is simply warning you. These are warning signs. Okay. Then you have the regulatory signs. Okay. These regulatory signs also, they are telling you that here you should stop. You should stop here. It is a no parking place. They are giving you how to call it regulations. So that is why they say traffic signs, their usefulness is to they give informations, they give directives, and they give you warning. So these are the 3 signs that we have. Okay. S.I. Bojang, can you tell us why do we need these signs on our highways? These signs are very important. Like I always say, police cannot be everywhere. But with the presence of the signboards, drivers, will know what to do and what not to do. And it's also help drivers for not to involve in road traffic accidents. So they are very important on the highway. Yeah. And Khalifa, we have seen traffic signs that comes in different colors. No, they are colored differently. Can you tell us the different, what do the colors of traffic signs mean? Okay, the difference in the traffic signs, for example, when you talk of the traffic light, it have 3. That is the red, the yellow, and then the green. Yes. So the red is telling you to stop. That is the red sign when you come to the traffic lights, for example. Now the yellow one is telling you to wait. Because obviously when it asks you to stop, now you come and then stop. Then you must wait. So that yellow, you realize that yellow is telling you to wait. While the green lights will tell you to move on. So when you have a traffic signs, though now in the Gambia, in fact, we haven't seen any place where we have these traffic signs, which are very much important. I believe our authorities also should try and then bring them back. Yeah, we need so them that back. Yes, at least when our drivers also, when they travel to certain areas also or countries, they may see them there. Yeah. So it is good that maybe at certain places also we have them. They were very effective. Yes, they were in very regulating effective traffic. because you cannot have the police at everywhere at every busy place. So the red is telling you to stop, and then the yellow to wait, whilst the green will tell you to move on. So these are the signs when it comes to the traffic. But the signs that we have in the regulatory, the warning signs, they are in triangular forms. That is the warning signs. They are in triangular forms. Okay. While the informative signs, they are in rectangular forms. So most of the time when you are driving, when you see the signs, they are in rectangular form. Those things, they are giving you information. Okay. So the warning signs will be in triangle.
triangle forms, while the, how to call it, the regulatory ones, those one like the no stopping, Yes. will be in a circle. Okay. So these are the difference that we have. Okay. Yes. So most of the time when you see them at a place like triangle, like the hospital zone, you see that it is in a, how to call it, in a triangle. In a, yes, in a triangle. While then the round one will be regulated like the no stopping, the no parking. You will see it is in, how to call it, in round. That's the circle, the circular one. I think maybe later in the program we will go And through. when it comes to yellow light or traffic lights, Okay. yeah, so whenever you are approaching a traffic light, when you see a yellow light, means to wait and also to prepare yourself to stop. Okay. So because most of the time, you know, some of the drivers, when they see yellow light, that's the time they used, you know, start, you know, crossing. But that's not correct. Once you see a yellow light, means to prepare yourself to stop. Yeah. But I don't think there's any traffic light that is functioning right now in the Gambia. No. You know, most the ones that were functioning have all gone down. They are damaged, and like Khalifa said, I think we need them back again because it will enhance safety on our places especially. Yes. SI, can you please tell us what a driver should do when they see a stop sign? What they should do when they see a stop sign is to prepare themselves to stop at the stop line. Because whenever you see a stop sign, the information that it's giving you is to stop. Okay. So most of the time there is a line, you know, where you should stop. So when approaching that, maybe because most of the time where they place this stop sign is when approaching a roundabout or a four road junction. So, you know, before reaching at the four road junction or a roundabout, you need to stop. You must stop. Yeah, whether a car is coming or not, you must stop, look around, and you start moving. Okay. Yeah. Okay. Khalifa, what are some of the traffic signs every driver should know? Well, the traffic signs that every driver must know, because the traffic signs, there are many. Yes. But so you can have certain traffic sign at this road or on this road, and then when you go travel to another place, you will not have them. But especially when they are very common ones that every driver must know, that those are the speed limits, the stop, the no parking, the no waiting, and then the zebra crossings, the roundabout that we are approaching. Also, these are very common ones that every driver must try to know. And especially the speed limits, and then the overtake. Okay. You know, when you talk of, because traffic signs, it instructs a road user to perform certain act. Yes. So those that is why you must know this common one, because most of the time, every driver, in fact, you must try to know all the traffic signs, all the traffic signs, because when you are using a road, road used to communicate, it used to talk, do this, go this way, stop. So it is instructing you to perform certain act. So that is why it is obvious for every driver to know all these traffic signs, what it implies, because these are universal language. Yes. Whereby even if you travel to another country, you'll find them there. And the same. Yeah, the same ones there. And you will not have. You not have any problem. You don't have any difficulty. That's why, in fact, when you have visitors, when they visit the country, you will in fact see they can drive from airport to Banjul without asking, because when you are using the, how to call it, the Baton Hardin Highway, it will tell you immediately when you reach at the AU main Johnson at Banjul or Yundum, then it will tell you from here to Banjul is certain kilometers. So you start driving. The moment you are going, before you reach the flyover, it will tell there's a flyover over there at all you know. So the more you are going, it will tell also is 70. The speed limit is 70. So you start that you all this, especially when you know, then you find it very easy to travel from airport, or in fact you can know, in fact, locate your destination without asking anyone. The zebra crossings, speed limits, the roundabout, all. So that's why it is very important for every road user to know these traffic signs. Well, in addition to that, you know, what Sanya was saying, every driver must know these signs. Yes. Because without knowing the signs, it will not be easy for you to drive in other countries. Because, you know, when you talk of stop signs, you know, it's a common sign. Yeah, you have the
road construction sign, something like that. Yes. And you have, let's say, zebra crossing sign. All these are signs that drivers should know because they are very dangerous signs, especially when a bend ahead. All these are signs that one should know, drivers should know. I know road signs are many, but some of these signs are basic. Yeah, some of these signs are basic because if you don't understand, let's say you see a signboard that indicates a curve ahead. Maybe if you are not used to that, you may maybe start, doing overtaking, and that's dangerous. That you can involve in an accident. If you talk of a zebra crossing too, the same thing can happen. If you don't mind, you end up, making emergency brakes on at a zebra crossing, because most of the time you see some of the drivers will make emergency stop at the zebra crossing because of their neglect the zebra crossing sign. So whenever you neglect a road sign, you end up involved in an accident. So my advice to the drivers, let them try to be used to the signboard and understand what the particular signboard means. Yeah. Thank you very much. Mbadung jiber lalu ngal kontong kal jai ka fali ko Gambia Police Press lena murunta na ngali jang ka kachana tale jang mimu na traffic awati minka bon na studio to jang every week bidung na luntangol kota ke muta na jande way sanyi ta fule luntangol bayri every week ito leka na jang kana nyin kacha mi alon ka kumata bake ka samanan na juber lali min keta traffic talk short esay bojang lebi jang kota ke Mahmud Bojang aning Corporal Khalifa Sanyang bidung na kacha konombe min jibe kan wolem traffic signs and signals ne yajibe na silol kan nyin traffic signs wol anin signal wol bijela pour ka jako kan na silo ka make so that na tani na sonya nyani na silol kan woto bi be dunna nyin kacha kono esay Bojang ning Khalifa ibe nyin kacha nyin fanunde na jiber lale especially mbading driver pour besa understand no nyame nyin signal dung aning signalol min yalon ko nka wolda encounter lungo lungo na nyin silol kan be mbalon na nyaade le mune min fana ila taro silo kan manke ka silo nyarandi bare ika information ole set so esay Bojang bismillah program moto ko take sembadi ngol kontom Okay, baraka bake. Yeah. Okay, Khalifa. Yes, manglen ini jere si program yo. Thank you very much. Esay Bojang ngamurun ko take comme be min kacha kan nung angale kangot. Isa po no mole mimu munam traffic signs di anong panang munamila kumaya tin na silol ko. Traffic sign or sign that mean katara silole kanka information o di drive wala. Ning model min ka silo use. Yeah, kome ka fo enyanta min kela ni manyana ka minke. So ni nada la important ole coming for coming amin for ka information o min di drive wala aning model min ka silo use kumala kumayate. Okay. So sa information o do min di la ka fo nyanta ka minke ni manyana ka minke. Yeah. Okay, Khalifa, nse utano ni surwa kangola. The traffic signs ala kumaya aning munam traffic signs wolte anu pana munamila kumaya. So pono mbadi so akam moelali. Okay, okay. Traffic sign. So dege ñu ne traffic sign la bu nga xamne daf la day wax manam fo bëgga dem ak lo wara def su fekkee ne yaa ngi use tali bi si mooy every road user bi traffic signs daf la day guide mun na la wa defal ni wala fii nga dem wala taxawal fii ni boobu mooy njëriñi traffic signs ak maanaam soo nekkee su fekkee ne ngay dawal moto ban speed nga war a demee ak fi nga war a taxaw su fekkee ne comme nit bëgg na pour jàlla wala su fekkee yow sax bëgg nga dem place
jarut nga laajte yeneen place yi nii comme su fekkee ne da nga bëgg a pour dem foofu noonu su fekkee ne ngeen dem maanaam par exemple si hospital mun na la fii ba si hospital bi kilomètre nangam la wala fii ba fale yaa ngi dem Tanje mun na la wax ne yoon bi mooy dem Tanje loolu yëpp si traffic sign la bokk so comme tamit su fekkee ne ngeen dawal tamit am na fu nga xam ne tamit su fekkee ne daw daf la di wane fii war nga mun a overtake wala war doo mun a overtake yow tamit na nga gis ne yow daf la dee njëriñal yow mi di driver bi pour sa safety la pour safety tamit ñeneen pour aar la daal loolu mooy njëriñi traffic sign bi si kaw tali daf la dee aar si loo sooy dawal wala su fekkee na ngay use tali. Okay. Thank you very much, Khalifa, for that clarification. Esai Pojang, esa fono moli traffic signal is yatale, but is a different types of new fono moli different types of traffic signs. Traffic signal siatale C5 fanang jele mini alonko ya different all set of. Okay. So ninata dol jibe wala ila kola nya nila ye draw nyaming imang killing. So dol bije wala ya ila background ol bije ya ulering osato ni ya koimal soto dol bije wala ya buluring chambakero o buluring soto. Yeah, so ni nata wol dol fanan bije wol ba sakul wol kono ba sakul falanya Wale. sakul mal kono I understand. yeah, so sanya fenge Okay. yeah, okay, all Different. yeah, ni no mal Side and yeah, coming near sign near jibe la nyin la ma sign board la si because model ba e ka nyine jele but maybe pe ka mira me silo le nyinya so Baraka fene kandi. yeah, Okay. ko sanya ya fanya min dol bije ni la fa ila patala dulato ni mang Google Map fanga soto or something like this near sign board o jibe ko loptano ba silo ka sa tandila ko ibita daming ibanye silo ka ba daming isan zero ba daming ma yeah, so yun pa na mo dole pana sifa dole pananti yeah, minika tanya min po ya uleri ngol sato ning poemal Okay. yeah, wal fananka dula jamal le fo like ni ka ton tebulo waling aning silol minia lonko ya benol selo nde be fala nona ko tande mo la so yeah, okay, ni lam dol di minia lonko wala katara sakul man min kono Okay. yeah, wal fanamu sifa dol ledi ni wal fanan katara silole kang ya ni nata dula wol coming dol bije like isaje ka u-tonol ke dulalto anin ka overtaking ol ke yeah, most of the time ni aje sakulo kono mo fenna di mi alon ko damanya na kela da Okay. Ka fo la buda. Kala min ke jam. te hay manya na min kela ya te ka wole tandila baga yeah. Okay, thank you very much, Sub-Inspector Mahmoud Bojang. Sanyang, ito sa panang sa niyitandi no na bading surwa ka mo ilala traffic sign or la ko ila franco. Okay. Comme soo ñëwee si traffic signs bi dañ difference ba ñetti types lañ am si traffic signs bi su fekkee na ngeen use tali bi because signs yi comme nu ma ko waxee daf la day jox information wala mu def wala ne defal lii nii to perform certain act so soo ñëwee si traffic signs yi dañ am information bu nga xam ne daf la day jox information comme maanaam mooy bii soo ko gisee daf la day jox information maanaam da soo travelé ku nga dem si yeneen place nga gis ne mu ne la lay fii parking space la boobu mu ngi laa jox information wala mu ne la fii hospital la place yi lopitaan la maanaam yaa ngi dem fenn ñu ne la lopitaan sax mu ngi sa càmmoñ wala mu ngi sa ndeyjoor mun nga dem nga gis foofu noonu mooy sign bi ni H bii dafa la woon ne fii place yi
loptaan den mën nga dem si yeneen place yi tamit comme mu ne la ne ok tali bi dañ ko tëj maanaam am na lu nekk si kanam tamit comme road crossing loolu lépp information la di jox wala even ay restaurant ay zebra crossing mooy pedestrian yëpp because boobu daf la dee nekk di jox xibaar ne lii moo nekk sa kanam comme léegi nga nekk di travel nga gis feneen place ñu ngi lay wax ne tànjee nii la wala saa ngi am sukuta wala ngi am pala so yooyu noonu dañ dee nekk si rectangle form soo gisee comme façon yii nii rek nga xam ne boobu noonu xibaar lam la nekk di jox mooy informative signs dem soo ñëwee nga am warning signs lii lañ dee na warning signs yooyu ñoo dee nekk si triangle warning signs yooyu dañ dee nekk si triangle maanaam mu ngi laa wax ne ok yaa ngi dawal moto yaa ngi jublu foo nekk di dem nii yaa ngi am traffic lights ahead wala yaa ngi am roundabout sa kanam loolu yëpp dafa la nekk di jox warning wala one way traffic la wala narrow road wala si benn fooy dem si koof la mooy yéen boobu warning signs la nekk di la jox so nga ñëw tamit am taat one bi mooy regulatory signs maanaam boobu noonu dafa la nekk di tere soo bàyyi bul dafa la nekk di tere maanaam bul def lii bul taxaw fii wala bul paak fii bul make fii ni U-turn wala fii ni 70 nga war a dawal wala 80 nga wala 50 nga war a dawal loolu lañ dee wan regulatory signs loolu regulatory signs wala fii mu ngi laa wan ne yow mi di dox tànk fii warloo fii jaar comme si roundabout loolu lañ dee wax wooni regulatory because loolu moom daf la nekk di tere taxawal yëpp yooyu yi ñooy ñetti type signs yi nga xam ne yuñ am si traffic signs yi. Okay. Can you please tell us why is it important for every driver to know all these signs? waaw lii dafa important pour driver képp du driver yi kese képp nga xam ne sax yaa ngi use tali bi dafa important because tey even su fekkee ne ngay dox tali ñu bindal comme like this regulatory sign maanaam fa nga xam ne nit warul fa cross comme bii nii so yow soo waree use la nga bëgg a jëli mu ne la non fii nga gis sign boobu te da nga xam ne non fii moo war ma fii jaar nga dem si zebra crossing mi nga gis because loolu tam dafa la nekk di ak driver yi tamit suma mbokki driver yi tamit lii dafa important trop because soo ñëwee si traffic sign bi si loi bi mu ngi under section 83 foofu la nekk traffic sign si wante foo ko néglété boobu leen def section 84 bi foofu la nekk penalty bi si section 85 bi la nekk fu nga xam ne police ñu lay jox fine warut a passé $2,000 ñaari junni warut koo passé wala 6 months imprisonment with or without bail so dafa important pour every driver because tali daf dee wax tali soo ñëwee si tali daf dee wax defal li taxawal fii demal fii ngay dem so loolu moo tax mag yi sax dañ ko doon yaaga di wax ne tali daf dee wax soo toppee tali bi lu muy wax rek di nga dawal ba nga jib aaga kër fekk amuloo benn problème si la yàlla jàppale wante soo follow instruction ni tali bi daf lay dugal si leneen i danga mu dugal la si accident bu nga xam ne yaaxu bi yow sa doo ko bëgg so loolu moo tax dafa am njëriñ pour every driver wala every road user pour nga xam signs yi ni daf lay aar Esa Bojang, nga jëlee different types of road signs or many along ko ne sotoja. Okay, both the information signs, warning signs, and regulatory signs. Sa dumi ka puno moli bading jiber lali. Muna ala kumaya momente pour driver wala sina tamalal momo ying signs or na ye ay long. Yeah, one other than car for road safety mobile responsibility mobile hajolo. So nina ta ning kachala mo sa mi ko me sa for drive vol nyanta lon. Mo ni kasilo you see nyanta nyen lon na. Because mo drive what you mo sinata maladi. Abe mari tankala prika na accident no ekana dum accident no kono. Yeah, because Nico drive where hakilo to minto pour wakana accident also sa mako no coming abo motor bro nyama la speed ning aning abalola daming nga ba singo talala daming so ita sin na tamala fana tandila jela ko nyanda tambila mintole cause ni mang along italo ne nyanta tambila mintol so akumaya dala puro drive wall aning model momo kasilo use ko sinna tamala lom ko
masima tiolam for bicycle tiolam because na silomo go public highway bele dental so ning push tiol mo bele ka benje so kumara pour mbe long pour asan tanka dal kana bula accident nyen kono because wol from mala kumaya fangad was nima long ala chams fenka tataria pour bula Mantoro. accident o mantoro yeah because nina da like sinna tamalaro maybe some moja a zebra crossing oje but amala sign no long ate cross just few meters before zebra crossing. So but not cross the zebra crossing at a mantoro so but ama long minna wala tin adunda mantoro so important dale pour mbe nga nyilla na sabede afa mol be nyina natalul sudung ni tam suol kono yeah it's very important abu kuma la bakele comme esay bojang yemi ko badin ci berlal esay bojang yemi ko dron abu kuma la bakele nga nyin la traffic sign to de soto na jama dinkiral to na suol kono la silol kan fango nimbe silol kan ni nga nyin signol mil jen se nyin ka roke ida police olem wala mole mi alon ka experience to traffic to nga nyin ka nga nyin signol je de bare muna mala minute because nta wate mbe traffic kon de ba jala ko nga nyoma ko because nyo karandirole so yes do karango dum bukatambi I understand so ni nga nyin soto drone na tanin na be soni ala mbulu bakele especially badin drive hol min alon ko dolle be si local dungo dum be mol ci kala ibita la do ko lay bina is important pour nga nyin soto ni nga nyin soto tumando mantoro jaman ka soto nya silol kan wolbe bolal esa ko jang the stop sign nin driver woje na silol kan anyanta minekela stop sign ni aje yenta min follow kala iba borikam bagyo imantara borikam bagyo yenta min kala yenta ifanga prepare Puria isimo tala ya low. Okay. Yeah, because akatandila la puria ya low, ya stop. So and most of the time, ikatara daming akake nika roundabout to approach, walika Road Johnson approach. Yeah, so important dale niya direct. Iba mingo minna kana foko mo bukana wala moto bukana ya ika line on settle so ya try ya load yanta lola ya near stop sign o yanta lola by force it's like ni nata for zebra crossing drive on near multala lorinje is a must Puria ilo yes or yetame. So when it comes to stop sign for now, as a driver ni for the J inyanta kalo, then you look around, then if it is clear, then you move yet. Why it is important ni driver ni stop there, you look around Janiba move la. Yeah, because most of the time ila stop or katra, maybe bicycle or wala sinatamala is around you. Many alonko alafta cross la. So it is important you stop that before moving. Yela area check around very well then. You start moving. Yes. Yeah. So near you must stop. You must na ko stop abe damin to kay stop stop di betambe badi man tolle o moy mu nyola Khalifa the stop sign inola Okay, stop sign. So ko jise yo mi di dawal moto. Nanga wara nyo defo nga taxaw.
su fekkee ne gis nga stop sign because comme soo ñëwee seet si exemple bi stop sign most of the time fu mu dee nekk su fekkee ne yaa ngi approach si Johnson bu nga xam ne foo la nga xam ne ñëpp duñ mën a demandoor foog mu am kuy taxaw may ñeneen ni mu jaar ten yow su fekkee ne stop sign bi daf dee nekk léegoo-léegi si sign bi ida dañ ko binda comme bii nii lañ dee wax stop sign maanaam pour nga taxaw wala léegoo-léegi tali bi dañ ko dee am nañ ko dee dro ñu dog ko comme façon bii nii fu nga xam ne dañ ko dog sooy ñëw su fekkee si roundabout danga ko dee mën a gis foofu noonu ñu ngi ko dog maanaam nga xam ne yow da nga war a soo ñëwee si roundabout most of the time yow mi nekk si ndeyjoor la dee ñëwee ñu ne la stop pour nga may ñeneen ñu nekk sa càmmoñ pour ñu dem so yow soo nekkee di dawal nga gis ne stop sign bi da nga war a taxaw mën nga ñëw tamit balaa nga approach fu nga xam ne si zebra crossing fu nit ñi dee war a jéegi tamit nga taxaw tamit pour foofu noonu tamit soo gisee stop sign bi rek da nga war a start di teggi sa tànka di daw ndànk ba nga ñëw nga taxaw because xëy na am na ku bëgg a jaala muy borom bicycle la muy nit la muy keneen ak keneen wala muy sa moto sa safety la sa pour yow sa bopp léegi stop sign moom sooy dawal moto wala yaa ngi dawal rider sa wala bicycle sa soo gisee stop sign da nga war a taxaw léegi sa police dañ la am ne nga xam ne yow sa direction bu nga jógee dafa wax ne nga stop su waaye stop any movement loolu moo tax ñu ne every road user ku nekk di use road mais yow di dox sa tànk da nga war a taxaw parce que trafic bi immediately mu ne yow sa side bi ni mu taxaw beneen side la may so yow soo nekkee di daw wala ngay dawal bicycle wala comme borom rider léegi ñoom dañ dee foog ne ñoom bokk si trafic wante ñoom tam ñëpp a bokk si trafic da ngaa gis ne mu ne la stop ñoom ñu foog ne moto yi la ñoom ñu start di dem boobu noonu nga dem taseek moto mu ngi ñëw maasi boobu daf di wala police nekk foofu noonu mu ekkati because lii police su ko ekkati rek mooy maanaam that direction boobu daf leen wane yi def ngeen taxawal even soo nekkee di dox sax war nga taxaw nga seet nga safety la xam loolu luy ñëw it could be even danger pour yow la so loolu moo tax stop moom kay fuñ police muy tali rek fu mu stop da nga war a stop balaa nga move nga check sa left ak right ndax any danger wala amut kuy jàlla nga doog a move. Well, thank you very much, Khalifa, again for that clarification. Esai Bojang, speed limit, important limit. Yeah, speed limit important tale sa mari prevent no le purikana involved in accident. Yeah, so because najwe speed limit ka information fulale dila. Okay. Yeah. La dolto for example as a fake ya body back maybe your body let's say 80 kilometers per hour. So la dolto as a fake your body let's say 25 or 30 kilometers per hour. So important tale puru moya follow aka information o mindila. But important from minti pe ma kwele puri kana bula accident kono. Because na information o dila to fall like 20 or 25 kilometers per hour. You know, Iborta more than that, you know, it's a chance for you doing accident or kono. Our Soniata, that would for finger that. And most of the time, you can get to residential areas. More sabatin daming. School zones, like a siaje, you know, times, nika roundabout approach, wala loptanol, speed bumps, zebra crossings. So because namang information o dila, andita mo follow, is an accident mo sa tono. So important no minti puri ikanabula mantoro kono. Yeah, because so Aparka na boss. Khalifa, speed limits. Okay, speed limit dafa am njëriñ am solo trop si driving. Because speed limit daf la day wax benn comme fii maanaam speed bi nga war a dawe wala fii warloo passé speed bi ni
te soo ñëwee comme si place nga xam ne nit ñi ay dëkkuwaay la wala hospital la wala school zone daf la dee restrict mu ne la 20 or 25 kilometer per hour maanaam warloo ko passé 25 because foofu si biir dëkk la wala si biir hospital la wala comme si place yi hospital la wala place yi school la nga am fee nag mun na laa wax ne 70 wala 80 boobu mun nga daw because yooyu noonu soo gisee place yi nga xam ne place mu nga xam ne du dee busy te tali bi may bi comme moto yi niñ dee ñëwee duñ dee crossante wala yooyu noonu wante su fekkee ne speed limit dafa am njëriñ trop si yow mii di dawal because moo lay mën a instruct pour yow tamit bul dugga si benn accident wala bul daal leen bu mu la bañ a fekka foofu noonu te yow ifin yow ku jàlla because soo gisee moto nga gis ne fii speed limit mais bi 70 la rek yow sax da nga xam ne fii moom su ma waree jàlla fii mooy moto yi ni ñuy daaw fii mu ëppan nga dem fee na fu nga xam ne maanaam mën a 20 or 30 kilomètres foofu nga xam ne di nga mën a teegi driver dinañ mën a teegi ñu may la nga cross léegi speed limit bi soo waree seet comme si place yi nga xam ne place yi day gën a busy dina la wax at a lower speed fu nga xam ne yow sax maybe ni sax su jéegi-jéegi sax mu cross sa kanam sax di nga ko mën a moytu loolu moo tax even science yi tamit daf dee mën a baax tamit dina baax trop even si school si tamit suñ ko mënee am tamit maybe students yi tamit ñu mën leen jàngal because ñooñu tamit dafay baax si seen syllabus yi tamit because most of the schools yi tamit dañ dee mën a travel route how to call it gars yi dañ dee mën a use tali bi pour dem school so da ngaa gis ne lii tamit njëriñ na tamit si ñuy dem school tamit pour gars yi tamit ñoo xam science yi ni tamit ñoom ne fan lañ war a cross ak fan lañ war a cross fii la rek wante soo demee comme si yeneen réew sax danga dee mën a gis even xaar moto daf dee am certain place yi nga xam ne foofu moto dina taxaw pour mu pick la mu am place yi nga xam ne wante ñun fii most of the time fu nekk loolu moo tax suñu drivers yi suñ commencé moto yi soo gisee sax léegi duñ dee mën a yàgg because break yaa ngi doon client ma la may ma fii laay waaja wala fii so dafay baax trop pour nit ñi ñu am specific place bu nga xam ne yow sax da nga am fii moom jaaleekaay la nga xam ne anybody ku nekk di use tali boobu noonu dina xam ne ok fii moom place jaaleekaay la fii lii laa war a dawee ndànk speed limit dafa am jorom dafa am njëriñ trop si yow di driver bi use tali sanya ya kumado for important like aerial mimang data area to diamond maybe zebra crossing tije so ite sinata malay lafta cross la it's important fanang signboard bije mi along ko a speed limit nyine indication of bije ya jibe ni aje ko jang motol ba min borla ba warala le ini sa push no dula to ya je ko daming iba speed min to jang mang sembo so de cross je all fanan safe than for example iba borla daming 70 to 80 along to cross the among koi so but let's say 30 or 25 kilometers per hour maybe across road over physical that so drive full damma kane hakilo to speed limit sign to yeah sinatamala fana ye hakilo to je back especially glad dami along ko iman zebra crossing kumata barada mbadi ngol tolle o moy nyola isa boja mi hitandi speed limit sala kumaya kaitandi ko amanke drive ol damale fana be hakilo to la nyinto bare dol sinatamala fana sen hakilo to je bage waje al fana ben tankandila accident wala isa boja nglafta min nyen kala ko take wala ni road sign oldo comme fatatale ba melbe na jamma fangol la combo ma fangol la jana ani santol to traffic sign ol melbe jam ani santol to fatatale ban fo abe mu sign killing wal katara asilol beto road sign ol ni na da je abe ka ke killing wal okay coming for road sign ol no universal language lo idara dawda eka osi file taraje okay but minikatara kombojang ni minikatara sandodo abika kilimot a difference to la kilendo wala ni nata I think zebra crossings because
zebra crossing o ka ke ala sign o ka di jama famol la nyami ning santol do ala sign o ka place jama ka different so damanding like santol to je moto man sia back coming jam so la population of yeah. So ikaje motol ka ika speed me so je most of the time ibuka also jam so never signboard or place la for example not zebra crossing or maybe bend or speed bump maybe iba jam fandilal da let's say for example maybe 100 meters before the zebra crossing or the speed bump. Okay. Yeah, so but ninja ma from along abakela less than 100 meters. Okay. So the difference, but other than that, it be the same sign, the same sign. Yeah. Okay. Khalifa, quickly, can we have that? Yes, so ñëwee si sign boss yi inde am si kaw yi mooy dëggay nekk si kaw ak dëggay nekk fii si komba bi difference bi léegi benn place rek la day nekk comme maanaam soo ñëwee si zebra crossings wante signboard moom signs moom traffic signs yëpp di sa international signs language bu nga xam ne loo nu mu dee yëpp di seen noonu la war a mel difference bi fu mu dee nekk comme yi la wala nga am si dëkki opini nga xam ne léegi comme ay nga xam ne animal crossing la comme fii nii maybe comme bay ni doo de am yooyu noonu foofu noonu fu nga xam ne comme maanaam xar yi wala nag yi dañ fa dee cross tamit soo ñëwee tamit si dëkki oppi ni foofu tali bi daf day wéet wéet boo xam ne drivers yi dañ dee mën a daw bu baax ñenn ni sax dañ dee mën a passé ba 100 wala 120 yooyu noonu so da ngaa gis ne foofu noonu comme ñooñu seen zebra crossing wala seen speed limit bi ñu dee speed humps si ni comme suñ de create mooy sleeping police ni comme ni ñuy bari ni ko rey ooye sleeping police dañ dee sori wante ak kii bi zebra crossing dang dee gis ne loolu lañ ko dee teg fa sori nga xam ne soo ñëwee rek soo eggee si kawam balaa ngaa jógaat wala nga amaat doole di nga fekk ne aaga nga zebra crossing bi because most of the time place yi noonu bu dee busy crossing bi si school la mooy nekk wala nga am comme si Johnson bu nga xam ne ngi dugga si beneen dëkk so difference bi yëpp foofu la wante lii moom yëpp di same standard bi la dee nekk di same natal bi la dee nekk. Okay. Traffic signs, how do they prevent accidents? Traffic signs moom comme su fekkee ne yaa ngi dawal wala yaa ngi use tali bi daf la dina la mën a prevent because su fekkee ne every time yaa ngi use tali bi comme daf dee wax so su fekkee ne tali bi nu muy waxee yaa ngi follow dat wax boobu noonu di nga dawal at am na ay driver sax yi nga xam ne sax dañ la wax ne mosuma laal dara wala mosuma involve si benn accident simple benn amut benn kii du comme dara lañ dégg wala dara only simple logic bu fa nekk mooy dañ dee follow traffic rules yi nii maanaam mu ne la fii wàññil sa tànka fii two counts to know, right? Yeah, because the accident or miss or maybe it could be dangerous or careless, plus the neglect of traffic sign. Because the reason why involved in that accident, because dan yana ayaje ko signboard or bijang but ya tampale o atinyantale ngabori wanya ho among koy. Yeah, so it's a single talano damang eta with caution or yapak ya signboard on yung kalaman. Okay. Yeah. Wo senyata bakele badin jiberlan tolle nga moy nyola ning benya silol kan na signboard o je silo kan ko esay boja ya fo nyame mi yalon ko atampatale o like information o mimbi je aman senyayma mi tandi wala mi yesingo tala wala fang ni ya no ise jino moto kono yedulal korosi o ya long signboard o ji yemumin bisina ila silo continue bare na ya tra signboard o ni atampatale like information o mimbe sa je aman senyayma do ye continue o nyamato ning alama manta ben ise dum no mantoro kono woton solve seke hakil tulati mol fana mel ka signboard ol bondi ka tinya kata ka wafi ferai wala ka ke ku